asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu mais également jërëjëf yéen ñi taamu seen télévision nationale El Mauritania di nu topp samedi bu jot si fukki waxtu ak benn jote tey jii nag ñu am mbégte am kontante dellusiwaat ak yéen ci seen 276e numéro bu émission xeltu bu mu juddoo ak léegi. tey jii ñu dalal defe naa ni la famille de la presse defe naa ni publication bi ñëpp jot nañ ci te yaakaar naa ni ñu bëre sax wax nañu tey jii ñoo ngi may dànkaafu di ma wax ni ma tey jii moom du ma añi waaye nag mbégte la ak kontaante la ma invité des grandes dames de la presse mauritanienne ñoo xam ni ay ndaw lañu waaye def nañu lu am solo ci biir liggéey bi ba tax na tey jii ñu war leen invité bokk ak ñoom ci waxtaan wi nga xam ne daan ko pello échangeante ak ñoom waxtaan ak ñoom li nga xam ni moom mooy si seen liggéey waaye également aussi tamit que jafe-jafe yu ñu ciy jànkonteel bànneex bi ñu ciy am problème yi nga xam ne ñoo ngi koy dund loolu lépp daan ko waxtaanee xeltu ko incha allah tey jii. ci sama ndeyjoor ma invité comme ni ma koy wooyee saa su nekk parce que moom mooy maanaam peut-être que damay wax ni lumière émission xeltu ànd ak man. ci portrait yu am solo yoo xam ne mi ngi koy def muy soxna Léna Dieye nekk tey jii mbégte ak kontaante ci télévision nationale mais également ci képp koo xam ne mi ngi koy seetaan ci biir réew mi. sama ñaareelu ma invité soxna Fatim Fall nekk koo xam ne moom tamit que mi ngi def ci wàllam nekk fële ca télévision El Mauritania liggéey bu mucc ayib nekk koo xam ne tamit tey jii titre la ci képp koo xam ne tey ci doomu réewum Mauritanie nga. si sama maanaam càmmooy ma invité. La star man moom laa koy wooye ndax mooy samay star mooy Aminata Kane tey jii ñu war a moom tamit waxtaan ak moom mais sama 4e invité nekk koo xam ne tamit ku ma gunge la ci liggéey bi ànd ak man ci lu bare loo xam ni seq nañ ko man ak moom ci wàllu liggéey bi di soxna Oulimata Sall donc ñii mooy ñi ma invité tey jii ci biir waxtaanu tey jii xeltu ñu doore ko nag ci ki nga xam ni moom mooy soxna Léna ndaxte nag tey jii yaay magu kër gi. voilà ma jox la nga nuyoo mbokku téléspectateurs yi ñu def tour de table nuyoo nga nuyoo téléspectateurs yi ñu soog am di song si waxtaan wi salaamaaleykum. jërëjëf Babacar di wax asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision El Mauritania waaye it di dalal jàmm ñi nga xamante ne tey jii mën naa wax ne ñoom ñooy gani kër gi ku ci mel ni Fatim Fall ak Oulimata Sall di nuyuwaale ki nga xamante ne moom mooy la star bu 20h. bu 20h jotee rek xol yëpp day dem ci Aminata Kane. waaye di la jaajëfal ci plateau bi nga xamante ne moom moo ñu dajale fii tey jii di wax ne mbégte lay doon ak bànneex ci man te ñu pelloo ndax xamoon naa yàgg yéex di nga ma dëj ci xeltu yàgg naa di daw xeltu mais bon rëccu ma nag tey mais mbégte la ci man nag ma seq ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama ay naataangoo di def liggéey bu mucc ayib ci li nga xamante ne moom mooy tasum xibaar ci biir réew Mauritanie ñu taaxirlu as tuut nag ñu daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan. merci beaucoup soxna Léna Dieye Fatim di la béggee bu baax a baax ci présence bi nga xam ne tey def nga ko comme ni mu la ko présenté journaliste à la télévision El Mourabitoun nga fay def liggéey bu am solo ñu nuyu la. Babacar fay naa la nuyoo di ànd ak mbégte gu mag a mag tey ji bokkaat ak yow plateau muy loo xamante ne du guléet wante rek laata may woyal ci biir waxtaan bi damay nuyu ci sama càmmooy sama mag joo xamante ne wax dëgg yàlla man ak moom audiovisuel boolewuñu ndaxte ku soxe la ci man muy Léna Dieye su ma fa jógee tamit damay nuyu keneen koo xamante ni tamit dama ko bëgg lool mu bokk ci ñi tas xibaar ci réew mi muy Aminata Kane Oulimata Sall maak moom dañu bokk ñaari yoon ñu bokk li ñuy liggéey wante tamit bokk ci leneen lu ñuy tamit yëngatu ma koy ziar bu baax di ko nuyu Babacar am mbégte rek tey jii toog ak yow muy loo xamante ne ni namoon naa ko lool. merci beaucoup tey jii su ngeen déggee déjà présentation bi rek da ngeen di xam ni ay communicatrices tey jii laa invité ñoo xam ni macha allah maîtriser nañu bu baax a baax li nga xam ne ñoo ngi koy wax soxna Aminata c'est une fierté tey jii ma jàkkaarloo ak yow déjà defe naa ni mosoo jàkkaarloo ak man plateau muy mbégte tey jii ak kontaan tey jii ma dal la ci plateau xeltu asalaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar maa ngi lay fay
mbégte la ci man waaye comme ni nga ko waxee rek Lena ak Fatim vraiment dama kontaan ñëw ci plateau bi maa la doon toon chaque jour ci couloir yi di la wax Babacar invité ma sama wolof dëng na sax waaye invité ma tey moom xam naa ni du yomb et puis j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Oulimata Sall que je connais moins que Lena ak kii waaye tamit ñun ñoo bokk liggéey bi te yaakaar ñun ñëpp benn famille la ñu. Très bien Oulimata ñu lay bëggee defe naa ni expliqué na lépp tey ji jataay bi ñoo ngi lay nuyu nga nuyu téléspectateur. Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte teewaat ci émission xeltu di am mbégte jàkkaarloog samay naataango samay lépp ndax damay wax ne ñun moom ñoo bokk lépp même bu ñu gisewul ñu ngi gisee. Aminata ma koy nuyu bu baax mbégte la saa su ne moom it ñuy jàkkaarloog moom ci journal 20h bi di kontaan si moom ndax sama turandoo yaayal moom dama ko fonk bu baax a baax. am mbégte lool Fatim Fall comme ni mu ko waxee ñoo bokk lépp saa su ne ñi ngi déggante ñi ngi gisante umpante wuñu ndax ku ne day gis moromam si keneen ki macha allah. Voilà donc mbokku téléspectateurs yi dama daan doore sama émission ak l'équipe technique parce que damay wax ni sans l'équipe technique journaliste mënul doon di mu doon. ñuy gërëm bu baax Abdoulahi Adahi mi nga xam ne moo nekk fële ci Ingest di nuyu bu baax di gërëm ki nga xam ne moom mooy Sidi Mouhamed ak Naha Mouhamed ñoom ñoo nekk tey jii wàllu son Sinia ba Rouk nekk fële nga xam ne mooy wàllu réalisation bi Souley nekk ak ñun ci wàllu cadrage bi tey jii ànd ak notre jeune frère tey jii ñu ñëw dugg nag ci waxtaan wi soxna Lena damay doore ci yow mooy suñu waxee taskatu xibaar wax jigéen ci taskatu xibaar bu njëkk dafa daan nekk loo xam ni lu jafe la woon dégg jigéen suñ ko daan wax rek dañ ko daan am fu ñu koy qualifié xëy na sax daan ko qualifié yóbbu ko ci bureau bi waaye jigéen ci taskatu xibaar dafa daan doon loo xam ni ñu bëri daawuñu ko woon dégg tey ji gis nañu ni média bi jigéen ñi dañ ko envahir soobu ci lu am solo ñu ko ciy def aussi tamit nan nga dundee bi ngay dal baa ci télévision nationale di dugg ci li nga xam ne moom mooy xibaar yi ba ngay ñëw tey jii ñëw ba fi nga toll fii nii lan moo la animé woon bi ngay jóg ni da ngay dugg ci biir journalisme ndax dafa amoon loo xam ni dafa am ko gisoon mu doon sa idole wala da nga amoon loo xam ni yàlla daf ko defoon ci yow tey jii nga soobu ci métier bi di journalisme. Voilà Babacar maa ngi lay jaajëfal bu baax ci laaj bi nga ma laaj. donte xëy na li nga xamante ni moom mooy wàllum tasum xibaar gi nekkul woon sama vocation xëy na dafa nekk rek sama destin yàlla def ko mu nekk ci sama yoon mais du doon la nga xamante ni nekkul woon la nga xamante ni lu ma bëggoon la man pour ton information man médecin laa bëggoon doon médecin daan na fu ñu mësaan wax depuis bi ñu nekkee toute petite à l'école suñu mësaan laaj loo bëgg a doon ma ne man médecin boobu xëy na sax xaw ma lan mooy njëriñu médecin bi mais dama amoon tamit sama benn cousine ba nga xamante ni ci wàllu santé la doon yëngu mu nekkoon dama ko bëggoon ba taxoon ma tout le temps ma doon naa ni médecin laa bëgg nekk man damay toog benn jour bon en fait dama ànd ak sama waajur ku di Assane Gueye ku ne xam na ko ci li nga xamante ni moom mooy wàllu communication ku ne xam na ko ci wàllu li nga xamante ni moom mooy wàllu ndajeeg booloo Assane toujours daf ma doon tàggat ci wàllu li nga xamante ni moom mooy njàngum wolofal di ma tàggat ci wàllu traduction di ma tàggat ci lu ni mel man instant bi ñu may woo fii ci boîte télévision bu Mauritanie boobu maa ngi doon liggéey ci beneen boîte fële comme comptable man comptabilité laa defoon après Assane woo ma ne ma vraiment dañ la soxla ma ne ko man ak télévision mukk boobu moom du ma ko mën ma ne ko papa damay génn ci télé mu ne ma da ngay génn kay ma ne boobu du ma ko mën mu ne ma dañ la soxla parce que dafa am fii dañu am ay journal yu ñuy def en wolof te il faut que nga xamante ni daf koy traduire te wolof bi ma ci bëgg yow yaa ma ci doy premier jour ma ñëw bi ma ñëwee ma essayé y avait Mamadou Gueye bi ma ñëwee ñu jox ma benn journal ma jël ma traduire ñu jox ma benn extrait rek ma daal di ko traduire rek MG dafa jóg mu tàccu ma mu ne ma maa fi ci sekk dama lay téye fii ma ne que nga téye ma pour lan mu ne ma dama lay téye nga nekk di liggéey ak man parce que j'ai vraiment besoin de toi te man li ma soxla ci yow laa koy am au fur et à mesure may ñëw de temps en temps di dem di delluwaat affaire bi gën a dugg nag sama xel moom ci boppam mu encouragé ñu wax dëgg yàlla naka moom Mamadou Gueye encouragé ñu jàppale ñu ci defal ñu formation nag bu mucc ayib man ak suñu ay morom yi ñu fi nekkaloon yàlla def am benn concours bu ñu amoon fii télévision organisé benn concours boobu ma dugg ci man ak sama ay yeneen naataangoo yu bëri sax ndax sakkanoon nañu trop ndax nekkoon nañ ci li mu juróom-benni téeméer yu tegal yàlla def man lañ ci retenir ak Ndeye Fatou ak Aminata Kane bi ak
ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ngi fi ci biir boîte bi. Très bien alors Fatim la même question rek laa lay poser mbir la boo xam ni sa deret la nekk c'est un don de Dieu nga ñëw wala lan moo la animé ba nga tey ji choisir métier bi di journalisme. waa Babacar man nag mën naa wax ne du lu ma doon xaar te du woon sax rêve ci man parce que sama étude supérieure maa ngi ko defee à l'université Amadou Hampâté Bâ télécommunication et réseau laa def ma pare jàng nag ma dellu si ñëw doon def stage fii Chinguitel laa njëkk a dugg ba un jour ma dajeek benn producteur boo xamante ni sama xarit la woon moom nag mu nekkoon xaritu ki nekkoon Wataniya TV kenn baal ma ci pub bi léegi nag ñuy waxtaan ba un jour mu ni ma dama la gis nu ma la gisee ngay nekk ci centre d'appel di wax ngay def yenn liggéey réseau sa voix dafay neex ci audiovisuel noonu lañ ñëwee ma jàppee ko ay fo ba un jour mu woo ma ni ma kaay ma boole la ak l'imam noonu laa duggee ci Wataniya ma commencé au début dama ko jàppee woon foo di dem sur le terrain di def ay reportage laa commencé ñu may wax sa baat nii sa baat ne yàlla def nag ci biiral Wataniya TV ma dajee faak ñoo xamante ne ni wax dëgg yàlla dañu marqué sama début muy ku njëkk ki nga xamante ne ni moom a njëkk a jox reportage corrigeel ma ko ne ma demal nga dugg nga kii ko nga enregistré ko muy Mouhamed Yaxewul Abdul Wadoud ma toog quelques jours ma dajee fa ak yow mi nga bokk ci nit ñi nga xamante ne njëkk nañ maa fital ni ma toogal lii mun nga ko pour sax wax sama yeneen xarit yi man présenté naa xeltu ci anniversaire am au début ma lancé la nga ñëw dugg noonu laa commencé continuer liggéey bi 8 mars si ñëw ñu fital ma mais à vrai dire dama doon seetaan télé rek amoon naa ki ma bëgg ci audiovisuel Mignel Baro dama ko bëggoon dama koy suivre mais je ne me voyais pas man Fatim Fall ma toog ci ay plateau noonu la demee xam naa sama bëri wax ak sama léej ak génn xam nga rek jeune boo génnee fi nga excité ji alors Aminata la même question. Alors man nag sama exemple nekkul comme exemple Lena kii man dama yàgg bëgg communication mais peut-être ci beneen fànn laa ko bëggee woon parce que dama bëggoon bind. bi ma nekkee xale dama doon jël tout le temps di bind ay lettres ci ay lettres lañu commencé après ma commencé di exposer di bind ay revues léegi bi ma demee ba ma am sama bac fii amul woon école de communication finalement ma def droit après ma defaat gestion mais tout le temps communication bi mu ngi nekk sama xel dama doon fréquenter centre culturel français ba ci bi Mourabitoun ubbee ñu ngi toogoon centre culturel di waxtaan Ahmed Saloum Toutou mooy le cinéaste mu toogoon foofu di wax mu ni vous êtes des jeunes vous n'avez pas de travail il y a une nouvelle chaîne buy ubbi muy Mourabitoun sama xarit yëpp nee nañ ñun de duñu dem parce que da ngay postuler ba sonn doy ma ni man damay dem noonu laa commencé noonu laa ci duggee aw ma woon benn formation ci journalisme ni rien ma dugg ci ma ñëw ñu commencé di ma jox dëgg yàlla nag début bi fit rek laa ci doon demee xaw ma luy reportage xaw ma luy voix off xaw ma ci woon dara aw ma ci woon benn base mais sama bëgg-bëgg moo ma ci yóbbu ba tey ma def concours télé ma egsi fi mais bien évidemment bi mu fi ñëwee dama am benn encadrement ñoom moom ma duggee ñoom rakki si dina miin ñi ma fi fekk wax dëgg yàlla ñu jàppale ma si et tey jii nga doon une fierté tey jii tey jii man yéenay samay fierté ba léegi parce que ba tey maa ngi jàng pare gu ma jàng ba tey duñuy jàng ba tey maa ngi jàng ci Lena maa ngi jàng ci yow maa ngi jàng ci Soya ci ñëpp daal parce que jàng du wees chaque jour tamit dañuy jàng rek ñun moom ay élèves la ñu ba tey ay apprentis journalistes la ñu ba tey ça c'est important c'est la modestie soxna Wuli yow defe naa ni ci plateau bi mën naa wax ni sax ñi la ci mag ci métier bi ci plateau bi yombul parce que bi ngay dugg ci métier bi xale bu tuuti nga à Rosso nga soboon lool ba dugg ci métier bi lan moo la animé ba nga dugg ci. waaw dëgg la comme ni nga ko laajee samay naataango man ak Lena nag duñu xaw bëgg ndax bi ma gënee tuuti dama bëggoon jàng sama papa daf ma doon wax yow moom dama bëgg nga nekk médecin loolu moom mas nekk sama bëgg-bëgg masuma mas a xalaat ni dinaa mas def communication bés di ñëw Moussa Sarr ñëw Rosso doon def mission foofu ñu tase muy def reportage mu posé ma question ma tontu mais moom bi mu demee nee na tontu bi ma ko tontu mbooloom reportage yi mu def man li ma ko tontu daf ko marqué ba bi mu dellu see daf ko doon teg di ko delloosi waat nee na mu ñëw mu ni El Hadj Gueye man de xale bii am na avenir ci journalisme mais après maa ngi continuer jàng sama jàng ba bés ñëw
sama papa dafa yor ay ONG dafa nekk koo xamante ni chaque fois day taxaw si kanamu seen di sensibiliser mu nekk nag sama idole ndax moom médecine la def moom rek laa mas di roy moom rek laa mas a bëgg nuróol si lépp nag léegi ma xool ma ni man mënuma nekk docteur te bëgg naa teel a liggéey jëriñ sama papa ndax dama taq si moom dama koy gis day chaque fois dafa sonn dafay dem day kii ma ni man il faut ma teel a liggéey ma jëriñ sama papa mais comme dama koy gis moom mi ngi si ONG damay dugg si ONG bi nekk si ak moom à chaque fois maa ngi à côté de lui may def ay sensibilisation comme moom nu mu koy defee ba bés ñëw rajo Rosso démarré may waxtaan ak sama benn xarit bu ñuy wax Moussa Lo ma ne ko man Moussa dama bëgg a liggéey rajo mu ne ma bëgg nga rajo koo koy du problème lii moo ma dugg a rajo ñu fekk fa Abdou Sidibé mu yombalal ñu ko ba tey lii nekk sama liggéey biir rajo te dugguma si woon pour nekk journaliste mais dama bëggoon nekk koo xamante ni rek damay lancer ay messages yoo xam day am ñu muy defar ndax dama ni man il faut may def loo xam ne dafay jëriñ sama askan waaye il faut tamit man nekk ci loo xam ni sama papa dina kontaan ci man ma jëriñ ko si aussi. damay desandi sax si yow lancer la sama deuxième question mooy tey jii en tant que jigéen nga dugg ci métier bi du journalisme nekk une femme mariée nan nga koy dund est-ce que lu yomb la parce que ñun en général ñun góor ñi je m'excuse du terme pour que waxee noonu égoïsme boobu tamit dafay am ci góor ñi moom en général surtout si jamono ji ñu toll nii bëgguñu lu dul seen bopp bëgg nañu tout simplement xale bu jigéen bi toog ci biir kër gi ñoom ñuy dem di liggéeyi lu nu am ñu bokk ko waaye bëgguñu tey jii jënd te liggéeyu métier journalisme dafa nekk liggéey bu complexe lu bëri moo ci nekk nan nga koy dundee yow ak sa famille. waaw comme ni nga ko waxee rek liggéeyu journalisme yaa ngi doon wax léegi leer na ni que dafa nekk métier boo xamante ni léegi jigéen ñi duñ si dugg kon bu njëkk jigéen ñi daaw bëriwul si woon ndax lan dafa nekk liggéey boo xamante ni dafa xaw a metti amul heure da ngay toog ba mu yàgg rek ñu woo la uli ñëwal si nangam da ngay jóg te jigéen buy sëy dafa am beneen taxawaay bu mu war a am surtout suñu biir société ñun pour ñun jigéen bu nu nee da ngay sëy rek sa biir kër nga war a toog mu nekk loo xamante ni metti na trop ndax nag góor bu ne bu doon sagoom jabaram toog si wetam su day am ay heure yoo xamante ni ku si nekk si ñun da ngay génn suba dugg si guddi mu doon loo xamante ni wax dëgg yàlla neexul. c'est un peu compliqué. trop voilà trop compliqué. Aminata nan nga koy dundee yow ci wàll woowu parce que c'est pas facile de gérer la télé. mais yëpp ci déggoo la parce que foog naa ni tey ku nekk bëgg nga tamit benn loxo du tàcc. kër boo munti dem tey ci àdduna il faut que jigéen ñi liggéey góor ñi liggéey loolu déggoo li ci base bi ngeen di déggoo man. yaakaar naa ni nit bu nekk mun naa wax coiffeuse mun na dem salon mu ni damay dem coiffer ji mu génn waaye kuy génn télé moom boo génne télé rek xam na télé ngay génn Lena mi moom bu waxee journal 16h la am ala kulli xaalin journal 16h dinañ ko jàpp dinañ ko gis moom yëpp rek ci déggoo la et puis ci gis-gis mais nan nga koy dundee est-ce que dafa métti nag dafa métti parce que koo war a gérer occupé ko toppatoo woo ko yaa ngi ci télé bi guddeeg bëccëg te ñëpp xam nañu télévision nu mu mel aussi des fois ñu honnête day métti su fekkee télé dafa am programme par exemple un événement à couvrir Lena je parle sous le contrôle de Lena da ngay nekk fii suba ba guddi c'est-à-dire mën nga ñëw fii 8h suba nga nekk fii ba ay 3h 4h du matin ay événement yu mag mais comme li ma njëkkee wax rek yépp ci compréhension la da ngay teel a wax rek parce que liggéey bi tamit du la bett yenn saay sax mu bett la parce que dina am ay événement exception mais est-ce que sëñ bi des fois du honnête non dina honnête sax waaye moom tamit liggéey la daal te liggéey moom comme lu kii wax am nañu ay message lu ñu war a porter lu mu wax ni sànq c'est très important parce que ñun duñu nekk fii pour yee nit yi pour conseiller nit yi pour aussi am un rôle d'avant-garde aussi bu ñu war a joxe donc il faut tamit mu am sacrifice derrière sacrifice bi nag du question famille rek parce que du question sëriñ bi rek sa yaay seen waa kër par exemple am na ay cérémonie yu bëri yi ngay nar a raté xam nga rek jigéen ak cérémonie ku ci mel na Lena léegi boo ko waxee tey da nga am benn direct bi nga war a def te doo dem mariage wala doo dara loolu yëpp sacrifice la mais comme encore une fois je le dis le plus important du loolu le plus important mooy lu nekk ci ginnaaw parce que da nga ko choisir lii nekkul li nga xamante ni da nga koy def parce que passion la ci yow. très bien dafa nekk li nga bëgg. Fatim est-ce que tey jii du nekk loo xam ne aussi tamit que daf leen di bloquer en tant que jigéen parce que jigéen li ñu si xam mooy jóg teel yeewu defar kër gi yeewu toppatoo xale yi yeewu lijjanti mag ñi su fekkee ni dafa nekk ci biir kër gi parce que des fois vous vivez avec vos mamans vos papas est-ce que tey jii
loolu du leen gàllankoor aussi tamit ci lu bare ci seen diggante ak seen ay borom kër seen diggante ak ñi nga xam ne moom ngeen di seqal. Babacar fii Aminata daanalee rek laay yëkkatee xam nga lépp loo gis daf ci baax mbëggeel gi mu wax gi léegi ak déggu si nga boo bëggee dara nga am ci mbëggeel yow tu t'organises à ce que du la yàqal ci sa famille du la yàqal ci fi nga jëm. bari na ci fan yi ci ñun jigéen ñu ngi gis ci télévision yi ñu xëcc suñuy crayon def suñu ay rosa solo laata ñuy génn kër ga dañuy matal lépp. waaye dañuy matal lépp dara du fa manqué ku ñëw suñu ginnaaw da ngay lekk da ngay naan te ñoo ko def avant ñuy génn. comme ni ma waxee rek tout à l'heure boo bëggee dara wala nga dugg ci dara nga bëgg ci mbégte bëgg ci loo xamante ne ni vraiment day doon lu baax yow da ngay commencer ci fi nga jógee. c'est-à-dire balaa ngay génn kër ga ngay commencer parce que nee nañ la looy def nan ngay xamee ni luy jëm kanam lay doon yow seetal sa doxtal fi nga dooree. ndaxte man je ne vois pas jigéen nga génn sa kër nga am li la war nga ni liggéey bi moo la bloqué. dañ nekk ci monde boo xamante ne ci mondialisation lañ nekk dañu toll fi nga xamante ne ci àdduna li bëri lu doon bloqué nit ñi bloqué tul nit ñi tey. question d'organisation la pour la leeree ni la yow télé 8 heures nga fa war a def say nelaw. sacrifice bu Aminata wax bi léegi moo ci nekk da ngay yemale say nelaw jóg pour nga mën a préparer wu pour mën matal lépp dëgg la sax kenn mënul matal lépp wante nga def en sorte que yow ñi ca kër ga duñu mer wante fi nga jëm tamit daa nga mën def sa liggéey ci xel bu dal. mais soxna Léna man dafa am question boo xam ne dama la koy laaj ndaxte damay gis ne à chaque fois yéen en tant que jigéen ñi nga xam ne yéen nekk ci wàllu communication bi yow laaj naa ko Aminata dégg nga li mu tontu ak Oulimata même Fatim mais dafa am leen loo xam ne aussi tamit yéen jigéen ñi da ngeen di am tendance di ko dundee ak di ko def parce que des fois nag da ngeen di tooñ des fois da ngeen di tooñ yu métti 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 ndax da ngeen di jël kër gi bëgg xëpp rek ni télévision demi doxi seen yeneen mbir dem yéen a nga marché yéen a ngi dugg fee yéen a ngi ci commerce bi yéen a ngi ci ay cuuc ay cuuc mu doon loo xam ne tamit jigéen ñi da ngeen leen di lor lu bëri bëri ci wàll boobu parce que tamit góor ba mu lay takk jëlee la sa kër ndey ak sa kër baay takku la ngir rek ngay ñëw laa la wax ni nekk ci télé bi di par rek di dugg ak di jéen daf la takk ngir nga ko toppatoo ko ngir aussi tamit nga jox ko bànneex boobu te bànneex boobu góor ñi amuñu ko ci yéen. et tu crois que bànneex boobu ñoom amuñu ko Babacar ban journaliste nga mës a dégg ci biir réew ñu ne tas na sëyam ndax liggéeyam gisagoo ko fenn te ni comme ni ko Fatim Fall waxee mbir mi question d'organisation la te ñun lii dafa nekk suñu aada depuis toute petite ndax ñun dañu doon jàngi école avant ñuy nekk ay journaliste te suñu aada mooy ku jur doom tey jii da nga koy jàngal liggéey balaa muy dem école day commencer di taaba di def li mu war a def balaa mu gis nga loolu moom la ñuy wéyee di ko wéyee ba fi ñu toll nii tey jii léegi ji bu ma kenn gis nag ma bëgg àdduna nag man di defaru macha allah di solu di yanjal ba mu yanj waaye aka maa mën kër nag waaw maa koy dëggal bilaay aka maa mën kër maa ñeme kër te xoolal man lenn nga ci man mais est-ce que am nga jot boobu jot bi nga xam ne dañ la koy may ñëw télévision Mauritanie xëy fi ba ngoon jot ñibbi moom Babacar éducation xale ya nekk fa jëkkër ji war a lekk war a naan su heure añ jotee soo moytul frigo ba lay génne di tàngal. yii loolu bokkul ci ñun. yooyu gàcce ci yéen jigéen ñi. Babacar loolu bokkul ci ñun Babacar. ñun loolu dafa musul bokk ci suñu parce que ñu tamit Babacar ñun ñi nga xamante ba tey bokkul ci ñun parce que ñun dañuy roy waaye yéen moom xale ci mag ñi la ñuy roy da ngeen dëgër bët Babacar ci mag ñi la ñuy roy Babacar ci mag ñi la ñuy roy li ñu war a def dañ koy matale balaa ñuy egsi fii te gis nga fii boîte bi kenn yebbuñu fi lépp lu ñuy war dañ koy def ba wes man leen jëy macha allah maa ngi fii am 13 ans si je me trompe pas mais kenn musul taxaw ne ma yaa war def lii fii ci boîte bi te defoo ko ca kër ga tamit kenn musul taxaw ne ma lii nga waroon def te defoo ko boobu jom la yàlla def ci jigéen depuis ñu nekkee xale waaw parce que bi ñu nekkee xale comme ka nga am mag bu góor wala rakk bu góor ci kër gi yaa leen di toppatoo donc doo am problème pour toppatoo sa borom kër non c'est-à-dire que sëy léegi sax yàlla dafa def moom benn automatisme la mais borom kër yi Aminata yow soo ñëwee télévision war fi xëy suba ba ngoon jot frigo lay ubbi tàngal biu tubaab ngeen di dund tey di nga dégg Babacar tey saañal say nopp gis nga borom kër yi léegi sax yàlla dafa def ñu di borom kër yi yeewu ndax yàlla daf ñu booleeg génération ba nga xamante ni génération bi yeewu lañu da ngay moom 50-50 lay doon da ngay def 50 ma def 50 ci lépp nag bu ma yëkkatee fii kii yëkkati fële fépp
képp ku yeewu yéen képp ku yeewu su ma fëkk yaa ngi nii yaa ngi nii yaa ngi nii takk saay or ba mu jeex. su ma këfee bale kële këf mbàjji lem defar di nga gis borom kër yi nga xamante ne tey jii sax ñooy njëkk yeewu jigéen ñi sang doom yi defar leen yóbbu mais soxna Lena waaw yéen da ngeen wax ni tey jii parité ngeen wax si beneen jamono 50-50 50-50 waaw 50-50 boobu du ci cadre ga de ci lépp ci lépp la. du ci jàngu xale ya góor bu de fi am doole lu ngeen am ci télé ci colin ngeen koy def Babacar yaa ngi sol sa or takk sa or sol sa rouge bordeaux bu rafet bu jekk taxaw di jongoma lu lu la wóor ci or bi ci sama xaalis man la jóge lu la wóor ci ni moom la jóge ci moom la jóge wala man maa ko jënd Babacar loolu amoo ci lenn lu la wóor moom li am na kan wax rek sànq mbir mi déggoo la rek ñaar ñu yàlla boole ñu déggoo dafa am aussi lu nu war a jàpp aussi c'est que jamono bi léegi amul par exemple ñëpp duñuy xëy góor day xëy jigéen day xëy ñun ñu ñuy xëy ni noonu lañ suñu borom kër yi di xëyee mais ba jamono di baax mais jigéen day toog ci kër gi uuf njaboot ji ba jamono yi lan nga ci gis ak mais dafa daan matale mais lan nga ci gis tey jii lan nga ci gis lan nga ci gis Babacar yéen bëggu leen ko liggéey yéen matalatu leen loolu lan ngeen ci gis yéen léegi bëggu leen ko liggéey nii Aminata may ma léegi ku ne la salaamaaleykum maaleykum salaam tu fais quoi dans la vie yéen bëggu leen ko loolu mooy seen question numéro 1 bëgguñu ko cas social ngeen bëgg dëgg la yéen bëggu leen cas Babacar man léegi boo ma takkee ma seen toog demande moo bari suñu demande moo bari kon nag accepter leen ñu rek comme ni ñu yàlla def mais Oulimata il faut qu'on soit plus objectif parce que tey jii yéen yow surtout yow sax damay wax ni yow da ngay xëy suba bàyyi àllaaji ba kër ga dem télévision jaar rajo Mauritanie jógee foofu balaa ngay dellu si kër gi taar te àllaaji bi dafay soxla wàcc ku ko tegal añ ku ko tegal ataaya naka fekk nag comme ni ngeen ko waxee da ngeen koy bokk mais inconvénient boobu est-ce que góor bi tamit mën na dëppoo rek taxaw di wax ni cas social da ngeen war a liggéey est-ce que loolu tamit tey jii logique la tey jii yow ci sa xalaatu bopp su fekkee ne rek yàlla rek moo tax ngay wax dëgg la yàlla gaa dogal na comme ni ko Aminata waxee ñun jigéen ñi dañu yàgg am jom depuis ñu nekk xale même bu dee liggéey taxaw na tey jëkkër taxaw na tey xëy na dina am responsabilité boo xamante ne moo la war comme ni ñu ko waxee say jaamu yàlla la dafa am lu la ci war waaye macha allah jigéen bu ne xam nga lu la war te danga koy def ba mu bat comme ni ko Fatim waxee suba su ma xëyee balaa may génn sama kër damay teg sama añ sama dara du manqué balaa may génn sama kër te lu may liggéey balaa may dem maa koy tegal añam ndax yàlla dogal na xëy na bariwul lu may xëy te su ma xëyee tamit heure añ dinaa ñëwaat balaa may gontaat xëy na des fois comme ni ñu ko waxee waaw xëy na foofu moo metti des fois nga dem ci àll bi 10 jours waaw xale yi kenn amul ku leen encadré foofu moo xaw mais yooyu ci la bokk jàngu xale yi jëkkër ji comme ni ñu ko waxee rek léegi àddina toll na foo xamante ni ñëpp yeewu ñëpp xam nañ ni xëy suba toog rek doyutul mais lu tax ngeen te liggéeyu kër lancer défi seen jëkkër yi non liggéeyu jigéen dafa am bénéfice ci réew gis nga tey jii comme ni ko Leena waxee moom mi tey bu liggéeyee xam nga góor mënul rek di joxe chaque fois lépp muy mat il faut am lu manqué te ñun suñu bëgg-bëgg moo bëri sax te jigéen sax luy manqué loolu ci kër gi mooy li may wax seen bëgg-bëgg moo bari bëgg ci digg bi seen bëgg-bëgg bari seen bëgg-bëgg bari te xoolal même bu fekkee ñi ngi matal sax day manqué day am chaque fois te liy manqué li jigéen bi moo koy mottali tey jii sëy dafa metti ndax sëy dafa metti ndax dafa bëri lu war jigéen ci biir fi muy sëy te góor yi duñu ko matale jigéen ñi ñoo koy def sëy dafa moom bu la metti joxee dépense am te jamono moo naqadi sax dafa metti ci moom te kuy liggéey sëy ki dafa liggéeyul metti ki ci la moom sëy gën a metti ci moom waaw ki liggéeyul kii la sëy gën a metti ci moom ndax am na lu bëri am na lu lu lay war a xaar am am na lu bëri la nga xamante ni warloo nga ko xëy na doo ko matal. yàlla mën na def ki nga xamante ni moom nga seqal mënu ko te bu boobaa day metti ci yow donc man damay du ma conseiller kenn que ne nit ki da nga war a toog rek ne yàcc na yasal jamais mais Fatim xam nga dafa am leneen loo xam ne aussi tamit que benn facteur la bu am solo ci jigéen xam nga jigéen dëgg la jigéen dafa war a liggéey kenn werantewu leen da ngeen war a liggéey parce que nous sommes au 21e siècle mais tey jii duñu xoolee tey jii liggéeyu jigéen yooyu yàq na lu bari ci kër yi pourquoi parce que xale yi jàngatu nu war a jànge xale yi banditisme yi jóge na leen xale yu jigéen yi surtout nga am doom bu jigéen xëy suba ba ngoon jot doo ko gis xamoo ci lu mu nekk mais loolu c'est aussi tamit que vraiment su ngeen bëggee moderniser lépp est-ce que tey jii du doon loo xam ni gàllankoor bii ngeen xam ne tey jii te doom nag mooy ressource.
Babacar gis nga man dama xaw a retrouver wu tuuti ci li nga wax li wante yi tamit balaa may door rek li ma bëgg a wax damay encourager jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kër yi ñu dippee neen ci nasaraan femme au foyer jigéen yooyu kenn amul seen fay. te jafe-jafe yu ñuy dund coono yi ñuy dund jigéen ñi nekk ci service yi dunduñu ko ñoom li ñuy dund moo gën a metti ndaxte xam nañu dañoo leer nañ leer na ñëpp ñu fi toog ne góor ñi mataluñu dara suñu amee lu mot sax feeñul ci seen i njaboot. mais matal nag Fatim yàlla rek moo ko am. buñ ne matal le minimum defuñu ko. bàyyi leen noonu suñu bu ñu amee le le minimum minimum mooy leen jox leen ngeen añ. déglu ma jox bu ñu leen ngeen reer. jox leen ngeen dëkk. loolu yorul kër. solal leen yére. loolu yorul kër. loolu la téye xale yi yorul kër. loolu lu ci des. mais Babacar kese xaaral man yorul dama Fatim may ma tuuti Babacar pourtant ñun ñi nga xamante ni ñoo ñu yar dañ doon xëy père daf doon xëy jaar boor mère xëy gàddu saakam dem bureau te taxul ñu nekk ay wéyu taxul ñu nekk ay bandi wax dëgg. mais la leen war def nañ ko te ñun loolu ñu war tamit mais jamono yi Léna y a une bokkul chose jamono yi bokkul jamono yi parce bokkul. que xoolal gis nga jamono jamono yi bokkuñu parce que boobu internet amul. waaw boobu WhatsApp amul. mais xel bi yàlla mayoon way jur yi ba tey boobu xel moo fi ne boobu ñu bëri amul de. xel bi way jur yi configuration famille xel bi way jur yi maîtriser woon njaboot gi xel boobu la yàlla jox et puis léegi configuration famille waaw. boobu jamono ak jamono bii di benn parce que avant sa yaay damay jël sama exemple waaye xam naa ñu bëri ñoo leen mel sama yaay bu xëyee sama papa xëy samay maam ñu ngi ci kër gi samay tante ñu ngi ci kër gi ñëpp duñu yar léegi kenn nangatul kenn yaral la sa doom léegi sa appartement. c'est-à-dire que bu ñu dugg ci yooyu kii parce que côté mais daan ci éducation bi dugg moom parce que dafa xaw a métti dafa xaw a métti daan ci dugg bien sûr dafa xaw a métti lépp nag question d'organisation la ba tey mais d'accord Léna question d'organisation la mais tey jii jamono ji ñu toll nii yéen jigéen ñi seen wàllu bopp man moi et toi la ku am jëkkër li muy jëkk xalaat mooy man ak yow ak sama jëkkër samay doom wala samay rakk bopp mais jëkkër ja su ñëwee nga gis ko mu ko ngeen commencé di wañaar kanam tourner gauche tourner droite problème commencé am njëkk su ñëwee lu nekk seen soxla rek Babacar bul jël ñëpp nga def leen ci benn panier bi mais gis nga ñun ñi man baat exemple bi may joxe mën naa joxe sama exemple bopp parce que man dama yaroo ci famille ci grande famille ci maison familiale comme la plupart des gens loolu laa doon wax léegi gis nga ku ci yaroo nag billaahi ba ilaa yow mi diin dara du la changé ba ilaa yow mi diin dara du la changé te foo dem toog fa kër goo dugg di da nga fay toog maa la ko wax buñ lay indi woon ci këru téeméeri njaboot tamit da nga fay toog xam nga xëy na mën ngeen am chance su que ni am yar na leen ci yaru mag yi mais seen ay rak yi nekk ci métier bi tey di dund boobu laay wax parce que xëy na yow mën nga ci mucc Aminata mën nga ci mucc Oulimata Fatima mën na ci mucc parce que xëy na yar na leen ci loolu mais am na ay xale tey jii génération bii njëkk ñëw yéen seen wàll boobu da ngeen koy xoola si génération bii tey jii ñëw ci métier bi ngeen koy seq ak ñoom yàkkamte lu mu def seen adduna 1 2 rek travail du fi génn fi contrat 1 2 nangam Léna Dieye fan la jaar ba egsi fii jaar bi métti na nag jaar bu métti na torop mais jooy nañu fii ay rangoon ci biir télévision bi suñuy sama rangoon man sotteeku na fii ci biir télévision ba tey xëy naa claqué la porte ne damay bàyyi sax dafa ferul ba léegi ndax non bëri na ay bëgg-bëgg yoo xamante ne ñoo koy séenu séenu ci métier bi te dunduguñ ko ba léegi amaguñu ko mais yàlla baax na mais dafa am benn question bu mu bëgg ñëw nag ñu laaj ñu ma dugg ci parce que question boobu dafa nekk question bu sensible mais bu am solo muy tentation yi nga xam ni dafay am ci métier bi une fois que nga nekk jigéen génnoo télé da nga tu passes inaperçu nit ñi sax dund la dund boobu mais Fatim Fall bi daan génn télé bi génnoon masul génn télé heure ba mu commencé génn télé coow commencé na am kaka négligé woon mu ngay taxaw di wax ndax da ngeen di ñëw def seen cappa-cappal puudaru jekkal jël seen ay greffage teg jël seen ay yu cher teg dugg ci lu nekk nag pour rek di wanewu su ngeen ñëwee nag coow li ñu xus kaay nag Babacar ma wax la mu doon loo xam Babacar man képp ku ma xamoon depuis sama enfance man dama judd rek bëgg àdduna ay waay Léna waay bi barki yàlla waaye télé fi la télé yóbbu nekkoo ko woon en fait man dama ne xëy loolu laay wax na télé am na lu bëri lu mu gàllankoor ci sama àdduna xëy na am na lu bëri la nga xamante ne tey ji bëgg nga ko def te doo ko mën a def am na lu bëri fu bëri fa nga xamante ne tey ji bëgg nga fa dem te mënoo fa egg ndax da ngay jàpp ne que ni man nekkatuma Léna bu ordinaire bi ñëpp xamoon bi mais quant à affaire de capp-cappal ak yooyu man ku ma xam laa jël ñi ma xam waaw d'accord naa mais Fatim est-ce que tey jii aussi tamit que loolu indil gàllankoor
ci seen wàllu ci seen wàll yéen. parce que Fatim Fall bi génn télévision ku ko gis soo duggee ci milieu ñëpp dañuy xam ni Fatim Fall excellent. en fait Babacar dafa bëri gàllankoor léeg-léeg nag nga dund ci ay neex-neex bànneex mais lim lay gàllankoor tey ji moo ëpp. parce que am na fi ngay toll sa image am na fu muy egg am na lu bëri loo xamante ni yow mënatoo ko def. te tam ñu ak a bëri tiitar. tey jii nii tey jii nii Oulimata Sall wala Aminata am na melokaan boo xamante ne ni ak Léna Dieye mënuñu ko génnee dem marché. yow tout le temps yaa ngi seet sa image yaa ngi seet fi ngay toog espace public yi sax bëri na ci fekkee yow da nga bëgg a garder sa image yaa ngi xalaat sa njaboot ëllëg dina bëri yoo xamante ne mënoo ci dugg restaurant sax dem fu dem mënoo ko dugg sa image parce que soo ñëwoon tey ji ànd ak Fatim Fall xamuñu sax li mu bokk ak Fatim Fall ñu ni ma ngay toj yow ki nga àndal ki kenn xamu ko mais il suffit que yow nga toog ñëw egsi rek nu ñu la mi ngi noonu lii ak lële mais léeg-léeg tamit nga dund ci lu neex parce que man ma jox leen benn exemple rek dem naa di voyager ma ñëw ba ci baag bi man dama fàtte sama passeport ak sama carte d'identité yenn yi mais il a fallu ko kenn xàmme ma ni ma kii de moom mooy soxna suy génn ci Mourabitoun commencé defal ma foofu intervention ma mën a dugg si réew mi jot après sama ay pièces loolu déjà côté boo xamante ne bu positif la mais lim lay gàllankoor moo ëpp fuuf parce que tey ji sa image day dem naam sax fi nga xamante ne yow egguloo fa ñu ngi lay seetee yeneen bët te pare soo bëggee sàmm tamit sa image am na yu bëri yoo xam te ne mënoo ci dugg day doy mais est-ce que yomb na tey jii yéen ñi nga xam ne yéen a nekk tey jii commencé di affiché wu devant les petits écrans Oulimata Sall bu njëkk xëy na rajo Mauritanie la daan wax kenn daaw ko dégg tey Oulimata Sall ñoo ngi koy gis ci xibaar yi ci wàllu Sahel TV est-ce que yomb na tey jii nga dund maanaam célébrité boobu nga xam ne ñëpp dañ leen di ràññi ñëpp di leen di leen gis. dëgg la comme ni ko samay morom waxee yombul waaye xam nga comme man depuis laata may am 20 fukki at maa ngi ci rajo bi te rajo xam nga da ngay wax kenn du la gis da nga fay nekk di def lu la neex kenn du la xam loolu moo ma topp ba tey lu ma neex laay génnee damay dund naturellement yëguma sax ni maa ngi télé xëy na li ma yàgg si rajo bi moom moo tax mais aw ma problème mu xëy na nit ñi xam pour man kenn xamuma daal noonu lay demee man damay dem naturellement franchement. Aminata. loolu erreur la de ñëpp xam nañ la Aminata da ngay romb toog ak nit bis mun la gisoon naa la ba ci Aminata li nga meloon mooy loolu am na tamit beneen aspect ci wàllu tamit boo xam ne tamit tey jii di ngeen koy dund yéen jigéen ñi. mooy li ma junj sànq ni leen des fois nit ñëw fekk la ci métier bi parce que métier la boo xam ne dafa doy waar maanaam tentation yi. lu nekk ngay gis lu nekk ngay dégg ku la ñemewul woon sax am na foo xam ne su loo fa gisee mu ñeme la alors nan ngeen koy dundee ak liggéey bi ak li nekk seen gannaaw yëpp nan ngeen di dundee tentation yooyu parce que je pense que du ñàkk ci métier bi. non loolu day am sax loolu day am mais encore une fois. ci nit ki lay nekk en fait parce que munoo ñëw ci benn terrain bu vierge di nga fekk ñu la jiitu te nit moom balaa ngay dugg ci dara dafa baax ngay déglu ñu la fi jiitu te boo leen dégloo rek yaakaar naa ni te boo leen dégloo teg leen xel di nga xam ni yow même su fekkee caractère yi bokkul man xëy na Léna nu muy defee ak nu muy tontu ak nu muy waxee du nekk même chose que man mais yow ci sa bopp après di nga am bubu bi ngay sol bi ngay xamante ni même nit bu la buggee wax dara wala bu buggee indi yenn kii yi du la ko ñamee wax te lépp looy def encore une fois boo ko tegee rek ci fulla ak fayda kenn du la si mën a yem waaye tentation yi nag day am loolu moom mënul ñàkk kenn mënu ko éviter te kenn mënu ko éviter du question da nga ñàkk fulla wala dara mais day am yow rek yaay xam ni nga koy gérer alors ñu ñëw Léna en dehors de ça parce que suñu waxee yooyu yëpp nga xam ni dund ngeen ko gi mais dafa am beneen mbir boo xam ne man dafa ma amal solo lool muy inconvénients yi nga xam ne moo ci nekk inconvénients yi mooy lan mooy que yéen tey jii da ngeen defal réew mi Mauritanie lépp fu nekk dem ngeen fa lu nekk dund ngeen ko lu nekk yéen a ngi koy def mais est-ce que maanaam institution yi ngeen nekk yéen delloo nañ leen li ngeen mérité yéen est-ce que jox nañ leen seen gëdd bi ñu leen jox parce que tamit dañ leen di teg ñoo xam ne ñu bari xaalis ngeen loolu de mooy problème balaa may ñëw ci inconvénients yi Babacar faaw ma wax ci avantage yi nga xamante ni jot naa ko sentir ne def nañ ko fii ci biir télévision bi parce que ñun en tant que ay doomi Waalo yu représenté Waalo ci institution bi fii ci boîte bi nga xamante ni moom mooy TVM on a eu à faire des reportages mën naa la wax ne ci Waalo gi njaago ba gaani
xamal nañu suñu dëkki waalo yi, xamal nañu ñëpp suñu dëkku waalo yi. def nañu fa ay reportage ku nekk xam na dëkku moromam tey jii. à travers ñu nangul woon seetaan télé sax léegi waaw à travers la TV la télévision mauritanienne. Babacar am na ay sujets yi nga xamante ni xëy na nit ñu bëri maîtriser wu ñu ko woon wala mosuñu ci woon bàyyi xel ñun ñi def nañ ci ay reportage ba ñu bëri tey jii bàyyi nañ ci xel te saa yu la nit gisee yàggul pas plus tard que xëy na dina mat ay 1 mois yooyu benn waay romb na ma nee na ma dama bëgg nga may ma copie ci sa benn émission ba mosoon def ci immigration clandestine. mu di émission bu gis nga émission boobu Babacar émission bu neex la mais dama ko jooy ba mu jeex parce que dama demoon man ak MG ñoo wàccoon sur le terrain ñu dem géej dem nañu presque dugg nañ ci biir gaal yi ba tase benn waa ji doon ma expliquer calvaire am fi mu jaaroon ba egg ak ay moromam ni ñu deetale ci gaal gi ba mu jeex. moom kese ba moo ci nekkoon rescapé. gis nga dafa doon ay sujets yi nga xamante ni toujours ay yeete la ak yeneen ak yeneen. loolu moom doon na lu ma neex mu di pour man avantage la ci métier bi. quant à nag li nga xamante ni boîte bi warloo na ko ak ñun te defagu ko bëri na mais dañuy wax rek ne xëy na xëcc bu daggul egsi waaye nag mi ngi bëgg a yàgg. du ngeen si màggat. non xëy na nag. xëcc ba kañ. xëcc bu daggul daal dina egsi. dañuy wax ne tamit gis nga nit doo échapper sa destin lu yàlla rëdd sa jébi ni da nga koy am fa laa bu di nga ko am bu yàlla ne doo ko am tamit bu la ko président de la république yéene woon sax doo ko am. Fatim nan ngeen koy dundee maanaam inconvénients yooyu nga xam ne dafay am ci seen métier bi est-ce que jox na leen delloo na leen cër bi nga xam ne tey jii yéen a ngi koy liggéey ci biir métier bi tey. Babacar inconvénients yi bëre nañu. gëdd bi tamit mën nañu wax ne des na lu bëri bu dee rek wax dëgg moo am naam sax ñoo ngi gis APA bi mu amee njiit bu bees ca bopp ba yenn coppite yi commencé na am ñoo ngi gis mi ngi def yenn jéego yoo xamante ne mi ngi jëm ci gën a defaraatu taxawaayu taskatu xibaar yi mais gëdd gi dafa des lu bëri li des loolu noonu tey faaw ma egg ci parce que mënuñu wax ne rédaction ci bànqaasu taskatu xibaar yi nasaraan la ak arab bi kese dëgg la ñun ñu bëri ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllu langue nationale dañuy présenter tamit français comme man sama cas damay nekk ci rédaction francophone nekk ci rédaction bu wolof wante dañuy dund frustration goo xamante ne yàggul bu baax syndicat des journalistes bu ñu fa ñëwee man yëkkati naa kàddu yooyu xamal ko njiit bi ñu tabb bi bees mu toog ci bureau bi bees nee naa ko ni ko dañu war a yemale taskatu xibaar yi te pour ñu mën a yemale taskatu xibaar yooyu noonu ñoom la war a commencer manquement yi bëri nañu bu ñu ko bëggee énumérer benn par benn dafay bëri wante bu ñu bëggee wax ne delloo nañ ñu appareil bi ni ko nasaxaan di waxee man aw ma sañ-sañ boobu noonu sañumaa wax ni loolu am Wuli est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax a baax jafe-jafe yi est-ce que delloo nañ la ko comme ni ko Fatim waxee xëy na métier bi lu ñu si bàyyi duñ ko bëgg mais chaque jour nga gis lu war a tax nga bàyyi ko comme ni mu ko waxee langue nationale bi duñ ko xaw a ba pare taxawal sa xeet waaw bëgg taxawal sa askan xëy na wante comme ni mu ko waxee langue nationale yi lu ñuy dund dafa metti duñu xaw tuutil te xamuñu ne liggéey bi ñuy def dafa metti ndax ñun journal bi ñuy présenté du la koy jox ci français nga wax ko si sa làkk traduction boobu dafa metti trop te duñu koy def te ni ñu ko bindee noonu lañ koy traduire kon duñu lay xaw a xeeb tuuti si li ngay def fekk yow li ngay def li xëy na am na ñu nu yëkkati bu leen ko joxoon duñu ko def kon war nañu xoolaat langue nationale yi jox leen gëdd bu baax a baax ndax loolu rek moom mooy jafe-jafe bi sax mais dafa am loo xamante ne ñiy def ñi langue nationale yi ñu ngi koy def te ñeneen ñi duñ ko def mënuñu ko si nga présentatrice bu langue nationale mooy rédacteur boppam soo amee reportage de passage may nuyu Babacar Cheikh Fall su ma defee reportage bu ko Babacar monté wul baaxul bu ko monté wul duma laal ndaxte mooy dégg kàllaama bi may làkk mooy xam nan la koy organiser te présentateur la mooy ñëw monté su ma amee reportage te journal moom mooy présenté journalam te moom day ñëw mi ngi si montage bi mi ngi si éclairage mi ngi si son mi ngi partout te présentateur bi mooy def loolu alors que ci yeneen kàllaama yi yow fukki minute rek ngay ñëw ñu tegal la benn papier boo xamante ni dañ ko bind ba pare nga ñëw dugg liir nga dem seen waaw duñu nasaxal ba mu ëpp nasaxal boobu Aminata yow
yow yaa ngi ci rédaction francophone bi fii à la TVM macha allah ñi xamul Aminata Kane nag defoon ni ci présentation kese la gis ngeen lii big bi macha allah yàlla daf ko ci may nga nekk aussi tamit que koo xam ni yaa ngi bind yaa ngi def lépp mais. yokkal ko si nii nu mu melee si français bi tamit noonu la melee si arabe bi. arabe bi voilà ba ñu nommé ko fii sax moom mooy. voilà moom mooy chef de service. voilà bi nga xamante ne très mooy bien toppatoo li alors jëm ci wàllu tradition. voilà est-ce que tey jii gëdd bi la war a jox tey jii jox nañ la ko parce que tey jii dañuy gis ni tey jii su fekkoon ni woon ni dans les si règle lan koy teg rek ci yeneen tey jii institution yu mag nga nekk ci sous-région bi ci Afrique kon Aminata Kane feneen lañ koy gis. mais fii moom mooy il faut oser le dire mooy loolu. waaw mooy loolu Babacar te sous-région bi nga wax bi ci loolu lay appuyer man mënuma nangu wala ñun waruñu nangu tey ñu nekk fii ñu am suñuy mbokk ñu nekk ci sous-région bi Sénégal Mali Côte d'Ivoire mais même seen prime de performance lu ñuy recevoir nekkul suñuy xaaj salaire. prime. seen prime de performance man mois de décembre dernier bi Dakar laa nekkoon di def formation ak France Média Monde mais gars yi lu ñuy recevoir foofu te nu ngi jooy di wax ñoom lu ñuy am li du dara seen prime de performance nekkul suñuy xaaj salaire. mais est-ce que il faut que ñu gisaat il faut que aussi ñu fi nekkoon ni il faut que ñu revoir texte statut journaliste man nangu naa ni tey am na ñu bëri ñu ñuy wax phénomène peshmerga ñu si nekk man ku nekkul journaliste bugguma nga fayeeku kuy ñëw di jël micro di def boppam journaliste nekkoo journaliste bugguma nga bokk ci mais est-ce que organisation boobu moo manqué aussi tamit est-ce que waaye organisation bi dafa war voilà parce que liggéey bi metti na voilà metti na trop metti na trop te lu ñuy fayeeku lii wallaay bu dul woon comme ni ñu wax ni ñëw di toogal sa famille wala ñëw di pour ñu gis sa askan wala ñëw parce que lii déjà dugg nga ci bëgg nga ko te bëggoo bàyyi jaru ko franchement te kuy liggéey bëgg nga fayeeku Voilà. man moom nekkuma ci ay affaire u lena kii buntu day xëcc wala xawma buumbu dikkul xëcc nekkuma ci pour man ku liggéey da nga war a fayeeku pour fayeeku voilà parce que loolu moo waral tey jii tax ni tey jii parce que xappa ma wax dëgg yàlla lii message la pour la xappa lii message la parce que ñun moom wax dëgg yàlla journaliste yi fii yéen seen langue nationale par exemple wolof ñu nekk ñi Dakar gën la leen ay ils ne sont pas plus forts que vous kazaalika ci langue yeneen yi mais lu tax ñoom duñu favoriser ñoom seen journalistes yi gën a nekk performant Mauritanie ñu ngi fii di dem extérieur di toj foofu te liggéey di toj foofu tout à fait fi nga gis laal nañ ci fi APA dafa am solo. APA dafa war a APA nanu bàyyi carte de presse nanu bàyyi ñu koy jox organisation l'organisation de la presse dafa war mais am na eneen dafa am leneen lu war mooy améliorer conditions de vie des hommes de médias média ñu nangu ko ñu bañ ko nangu mooy quatrième pouvoir loolu lu am la tey loo bëgg a def nguur gi lu mu bëgg a def bu jaarul ci média du am kenn du ko yëg sax. tey Lena mii xëy na moom bu taxawee tey ci Waalo wax leen benn message même bu dee ñoom gëmuñu ko dinañ ko dégg. dañ ko déggul tout à fait. parce que elle a l'attention bëgg nañ ko ba pare seen doom la. donc nañ ci bàyyi xel bu baax. xappa moom dafa war a xoolaat dafa war a saytuwaat xoolaat liggéeyam nu muy demee pour améliorer parce que institution yi noonu waxante dëgg tant que les messages ne viennent pas des autorités mi nga xamante ni mooy régler presse institution yi duñu bouger. Je parle sous le contrôle de mes sœurs qui sont dans la presse privée. xam na nu mu fa demee. nu mu fa demee tout à fait. xam na nu mu fa demee c'est des mois ay mois impayés. seetul ndax saytuwul dara institution yi ñu léegi APA njëriñam lan la kon. moo jaaxal ñëpp. su fekkee ni tey jii nan la fi indi pour nga régulariser lépp te defoo ci dara léegi ban njëriñ ñun duñu gaaw a doylu. APA commencé na fan yi di def dara léegi nga gis journaliste yi ku nekk ku am commencé di yuuxu non du loolu ñun du loolu lañ bëgg ñun duñu bëgg sécurité man tey bu ma génnee sama kër 8h di ñëwaat ay 11h wala minuit dama bëgg suba su ma feebaree au moins suñu waa kër wala dara ñu am man au moins am na assurance loolu sama dëkk war na ma ko jox wuli ñi nga xam ne tey jii amuñu benn contrat tey jii au niveau des médias maanaam muy public muy privé alors est-ce que tey jii te ñoom ñooy est-ce que voilà te ñoom ñooy liggéey est-ce que tey jii ñun jaar nañ ci voilà est-ce que tey jii loolu du loo xam ne tamit tey jii APA ou même au sommet de l'État di commencé njiitu réew mi parce que defoon na fi benn kuréel mais kuréel boobu ba tey kenn xamul ci lu nekk xamul ndax ñoo ngi naan zirig wala ñoo ngi naan ataaya nit ki nag da ngay am courage ak fitu timit xam ni lii doxul nga ni lii doxul est-ce que tey jii loolu timit que ñoom du seen cër xam nga li fi nekkoon démb moom rek la ñu ñëw bëgg ko continuer te gis nga jeunesse bu jógee dafay wane ni moom yeewu na
te am na lu nekkoon loo xamante ne tey jeunesse bi ñoo ko war a bañ comme ñun ñi nga xamante ne du ñu fekk fii suñuy papa suñuy yaay ñu nekkoon fi xëy na ñoom am nañu lu ñuy am ba pare mais ñun tamit am na leneen lu ñu bëgg mu yokk ndax jamono dafa soppeeku comme ni nga ko waxee ñu teg ci bopp yi pour ñu indi changement xëy na ñi ngi naan zirik wala ñi ngi naan attaay man dama wax du ñu ngi naan ndax ñi ngi lekk seen i méchoui ak seen i ganaar amuñu benn problème mais ñun lañu lor ndax gisuñu benn yokkute et puis soxna Léna da ngay gis loo xam ni des fois nit koo xam ni yéen a nekkaale woon yéen a ngi dund yéen a ngi foo yéen a ngi ree yéen a nekkandoo seen bërëb ba lu ngeen ko tuddee liggéey ba yéen a fay toog naan attaaye mais il suffit que ñu jox ko benn service bu ndaw su rombee sol benn mbubbam añ ka du sax faale sa maam mu nekk loo xam ne aussi tamit que dafay révolté loo c'est-à-dire que dafay mel na beddi xeet jël xeet loolu mu nekk loo xam ne lu damay delluwaat un peu ci ginnaaw tuuti parce que dañu fi tudd Happa ak li nga xamante ni moom mooy toppatoo gi muy toppatoo wala saytu gi muy saytu tasum xibaar gi ñun surtout langue nationale yi mën nañu wax ne Happa mosuñu woon boole sax ci dara mais dañuy delluwaat santaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy association journaliste yi non Aprolaw ak bu pulaar bi ak ñoom ñoo taxaw xeexal ñu ba Happa boolewaat ñu parce que am na benn concours ba nga xamante ni chaque année dafa doon am mais mosu ci dégg les langues nationales te ren ji biñ ci intégré duggal ci les langues nationales pratiquement prix yëpp ñu ñoo ko ramassé donc parce que xëy na xeeb dañ ñu xeeb mais comme ni ko kii waxee woon li ñu mën ñoom mënuñu ko wala mënuñu génn wala problème bi mooy ñiy def langue nationale yi ñoo leen gën a baax français ñoo leen gën a baax arabe yaa ngi koy wax léegi ci loolu français la ñu jàng moom c'est que dafa am li am c'est que dëgg bi daal dañ ko war a wax te lii occasion la Happa moom war na góorgóorlu man waxuma ni Happa deful mais lu nu commencé def li pour man doyul parce que man nangu naa assainissement milieu presse bi parce que tamit ku yeewu war nañ ci journaliste waaye am na leneen tamit c'est que kuy liggéey da ngaa war a fayeeku décemment mooy au moins sa liggéey na la permettre nga mën si dundal sa njaboot loolu mooy wax ci man ci solo nag boo nekkee lenaa nga mën ci solo yow bul ma joxe comme exemple lenaa li nga solo dafa cher parce que Babacar li may solo dafa cher comme yow comme keneen parce que man mënuma concevoir que ni ma damay génn télévision di ñëw di solo nga xamante ni prime d'habillement monsieur le directeur ci prime d'habillement da nga ko war a xoolaat voilà donc je pense que le directeur général moom na ko waaye pas seulement directeur général bu TFM mais El Mourabitoun Sahel TV ak ñeneen ñëpp ci yam waxuma télé rek man ñëpp laa wax institution ñëpp xam naa ni nekk chaîne privée yi sax ñoo gën a sonn wallaay ñoo gën a sonn donc Happa daal message bi pour Ousseynou Wulmedou la voilà Ousseynou Wulmedou donc président dégg nga message bi nga xam ne jigéen ñi wax nañ ko et puis je pense que ni li ñu la wax aussi tamit que lu dëgg la toog rek ci bureau bi su 10 heures jotee ñu defal la sa ndekki bu am solo nga ñëw laa la teg sa ñaari carte yow journaliste te galère na bu baax a baax avant muy egg ci position boobu émission bi jeex na alors léegi tour de table ci 30 secondes kenn ku nekk lan ngeen di tàggoo xam naa ni il faut que ñu def deuxième partie émission bi mais ci beneen fànn lañ koy defee. waaw dañ la koy digal 8 mars parce que ñun il faut ñu dellu si waat. il faut ngeen dellu si waat bu boobaa man maa koy diriger Babacar Naam il faut ma fay xam nga Babacar Naam. man léegi dama koy wax téléspectateurs yi man mën naa laajte mais mënu ma tontu. xaw ma lan la nag. mën naa laajte waaye tey tontu nga moom. mënu ma tontu je t'assure mais mbégte la woon nag ci man ak bànneex trop ma toog ak yow pelloog yow. ndeysaan Léna portrait bu xeltu. incha allah dañ koy batal ba beneen yoon incha allah. et puis fi laa koy waxee anniversaire xeltu ñoo ngi koy waaj waaw muy 3e anniversaire bi ñoo ngi koy waajal lu am solo waaye mi ngi noonu Fatima Babacar maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi tey kontaan naa lool jànnoowaat ak yow mais laata may tëj waxtaan bi rek damay lancer message jaajëfal yi tamit ñoo xamante ne ñoo jàpp ci sama liggéey message bi may lancer nag moom mooy waa Happa nañu tegu ci temps tegu ci taxawu bu baax a baax taskatu xibaar yi ñu seetuwaat payoor yi seetuwaat gëddu journaliste yi segg ko seggaat ndaxte jafe-jafe yi bëri na lool su ma jógee foofu nag damay kontaan rek ci ñëw bi merci
di la gërëm bu baax. Aminata émission bi jeex na. man moom yaakaar naa ni sama kontaan na jalu sax ma koy wax parce que sànq ba léegi maa ngi ree dama kontaan di jàkkaarloo sama sœur ki ma bëgg sori ci man lool muy Lena sànq ba tey maa ngi koy tooñ Fatim moom sama mbokk la man xamu leen nga waaye waalo la waalo la fii ak Oulimata tamit sama mbokk la ñëpp daal fii samay mbokk lañu maa ngi leen di jaajëfal mais aussi di wax ni daal vraiment suñu dirigeants yi war nañu seetuwaat war nañu xoolaat bu baax parce que liggéey bi pour mu dox tamit ñun bëgg nañu Mauritanie di egg feneen kii jox na fi exemple Mignel Barosé mais ñun am nañ fi ay fierté am nañ fi MG am nañ fi Raksi ak ñeneen MG moom dañu koy ñaanal waaw dañu koy ñaanal lan ngay tàggoo Babacar may am mbégte lool teewaat ci plateau xeltu am mbégte lool si sama trondoo yaay moom ñëpp ko bëgg macha allah dañ koy ñaanal rek Leena tamit macha allah moom it fierté la ci ñun Fatim moom it fierté la macha allah jigéenu journaliste yi daal kenn amul lu mu leen ñëpp leen bëgg ndax duñu gëm li ñuy def may sant ak di gërëm di ñaanal samay waajur bu baax ak sama maam waaye di nuyu bu baax a baax sama borom kër ndax su ma mënee lii yëpp moom la moo ma ko yombalal ñuy ñaan bu soobee suñu borom toogaat fi si beneen émission xeltu boo xam ni Leena mooy toog fii gis nga journaliste yi ni ñu jógee très bien très bien voilà merci jeex na Assane lépp yow la voilà très bien Assane man maa lay sargal di la nuyu di la ñaanal gudd fan ak wér parce que tamit que du Leena kese nga gunge nga ñun ñëpp dundu gunge ànd ak ñun ma lay nuyu bu baax di nuyu sama waa kër ga bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax tey jii ñu amoon mbégte am contenté invité soxna Leena Dieye la voix d'or comme j'ai l'habitude de l'appeler portrait xeltu nuyu Fatim Fall mi nga xam ni sama tata la sama xarit la sama lépp la sama confidente la di gërëm la grande star de JT 20h de la TVM Aminata maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi Oulimata sama moom tamit que amul bàyyi la ku ma jàppale ci lu bari la wax dëgg yàlla di fa jaar nag di nuyu monsieur Dia Sidi maa ngi lay jéggalu ndaxte nag sonal naa la lool ci Oulimata di ko diri fu nekk te lépp nangu ko ndax confiance boobu la di gërëm l'équipe technique bi àndoon ak ñun di leen jox daje incha allah ci beneen émission xeltu yal na def jàmm ci biir réew mi yàlla muccal leen déggal nu ci géeji xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh